sur le monde sportif. Tout à fait. Merci beaucoup Léopold Tamba. 7h46 dañuy jàll ci revue des titres yi xam leen ni vous êtes en direct sur Zik FM ak Sen TV ci seen plateforme digitale Sen TV Facebook l'officiel des médias l'officiel sur YouTube Mame Mbaye. Voilà gannaaw ba mu nuyoo sama mbokki mool yi ndax fajar gu jot dañuy teewlu. maanaam Léo dina ne Mame Mbaye lan mooy problème ak moom. mbokki mool lañ man alab lébu 100% lébu. voilà ñoom dañuy nekk biir géej saa su ne damay jot seen i message ñu ñuy wax ne biir géej lañ ñuy dégloo loolu dafa neex ci xol ñi nga xam ne ñoo nekk ci gargot yi transport waxtu wi bu rendez-vous ngir mën a jël la bonne information jagleel ko yéenekaay yi li mu xëy fésal ñu koy door nag yéenekaay yi yaax nag yéenekaay boo fi daanoo du baax ci yow de comme damaa ngi commenté sport mu may ree quoi mu ne léegi xam naa Mame Mbaye sport man damaa yéemu sax man. may wax si sport Yacine affaire bi daf koo yéem. damaa yéemu di. manuma dara ci football nag mais xam naa ci. non da nga def ma xamul dara ci sport sax. ma ankay. mën naa dara ci sport jërëjëf Yacine yéen a kaay groupe des médias tribune la ñu koy dooree Bougane Gueye Dany fu mu nekk nii nekkul candidat waaye nag moom ci boppam la muy def bëri na ci ay candidats yu ko deful wàcc na si terrain bi fekk ji askan wi xam le jox leen la bonne information moom nag li mu jàpp ni kon comme bonne information li mu jàpp moo di kii di président Macky Sall waru fi am 3e mandat alors loolu moom mooy campagne am foofu lay battre campagne wàcc na ko door na ko démb nag wàcce woon na fee nga xam ne moo di sa Pikine jàpp jàmm gën ba mu yeggee sa jàmm gën la mu fa yëkkati ni ay xibaar moo di lu ko gën a metti moo di maire bu jàmm gën bi ci boppam moo ko wax ne dafa noppi woon ngir jënd ay moto pompe jox ko askan wi waaye gouvernement bi ci boppam moo ne ko mukk du ca dal alors ma jàpp ne kon bu fekkee nag askan wi rek moo leen tax a jóg kii di def pour askan wi yow boo mënul def bàyyil keneen def ndax askan wi ñoo ciy jariñu alors kon nag waroon nañu ko mën a bàyyi mu jënd ay moto pompe loolu Bougane Gueye Dany def ko naxarlu ci yéenekaay bii di groupe des médias di tribune njiital gëm sa bopp nag nee na fu mu nekk nii xeex bi moom ak Macky Sall loolu doonatul sax lu ñuy laam-laamee grand combat la ci soxlawu sax mbapat te dina ànd ak moom dana ko topp xeex ko ba si cëppaandaw ko ndax xel xalaatul président Macky Sall di fi am lii di 3e mandat wala nag mu fiy samp 3e candidature am moom Bougane Gueye Dany kon xeexam foofu la ko jëmale ñu jëm ba tey ci li nga xam ne moom mooy Barthélémy Dias moom nag dafa dikk la moo xam ne moo di fonctionnaire yi yu ci bari yu nga xam ne ni impôt et domaine ay agent yu impôt et domaine yi nga xam ne dañuy jékki-jékki rek nekk ay milliardaires tabax yi fi saf par ciment ñoo ko moom étage yu guddi yi ñoom ñoo ko moom kër yu bari ñoom ñoo ko moom ay agent yu impôt domaine nee na nag ñoom ñëpp ay milliardaires lañu loolu nag moom nee na dina moom Barthélémy Dias nee na ay sàcc lañu moom daf leen tuddee ay sàcc waaw Bart nag am naa ci ay xarit. waaye ci peggam am na xarit boo xam ne tamit impôt et domaine la nekk. waaw c'est vrai Ousmane Sonko moom ci pegg gi waaw am na koo xam ne xaritam la te ñoom. waaye nekkatu fa nag. waaw nekkatu ko waaw. mais dafa kon bokkatu sa. waaw bokkatu si. aja Queen Biz moom dafa génne woon di weddi nekkoon nag redressement bi ñu ko andil moom ci boppam dañoo juum. ndax moom amul benn entreprise bu nga xam ne nii war naa mën a tax ñu koy andil redressement moom nag tontu nañu ko. administration bi tontu na ko ndax nag xamal nekkoon ne am nga NINEA buy wane ne kon am nga entreprise te jot nga ci def ay activité redressement yónnee nañ la ñaari yoon bataaxal bi wane ne war nga am loo fay donc boo ko fayul bul jaxase askan wi bul wax lu amul waxal dëgg gi moo gën nga taxaw di yuuxu moom nag xam naa moom dafa jàpp ne ni mu duggee ci arène politique bi moo tax ñu andil ko redressement lu mu ci manti doon atte bor fay Queen Biz nag moom nee na yorul sax faf 40 millions bay wax 41 millions yu mu war a joxe moom ci boppam yéenekaay bi dikkaat na ci tontuk administration bi accident bi ñu doon wax sànq nee nañu lu mu gàtt-gàtt fukk ci ay doomu aadama faatu nañu si ñu si bëri jëli si ay gaañu-gaañu mu di benn camion frigorifique bu mbëkkanteex benn car Njaga Njaay bu nga xam ne ni ay soxna yu jëndi woon légume bay dellu si ñoo mbëkkante ñu ngi may wax sax ñu si bëri ñu ngi jaayee marché bu Tëngéej ak bu Caaroy metti na nag ay soxna ay miina daal doole demoon jënd ji ngir daan seen doole mën a demal seen bopp ci wàllum koom yàlla jël leen ci bii la façon en tout cas ñu ngi koy ñu leen di ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñoom ñoo ci lorule yàlla may leen xolu muñ ndax metti na dool acca démb yaa ngi si doon def taxaw seetlu Léopold Tamba mu di 1000 milliards yi nga xam ne dañu ko dugal ngir xeex mbënd mi plan décennal bi kon nag nee nañ plan décennal boobee nga xam ne def nañu ko ba léegi nag audit bi la ñuy xaar 1000 milliards dugal nañ ko 1000 milliards nag foo ko dugal wax fu dëgg neex yàlla bu tawee ndox waratu fa taa ci yoon bu tawee ndox waratu fa taa buy taw moom ndox mën na fa nekk mais bu taw mi arrêté rek ndox mi dafa war a dem 1000 milliards moom fu ñu ko dugal war nga cee mën a teg bët ndox si boppam waratu fa taa en tout cas yéenekaay bi
dikk na si ñu jàll ci Walf Quotidien bilan mi parcours bi législative yi campagne bi nga xam ne ay ñu si bëri dañ ko doon campagne yu grand théâtre lañ ko def mbirum comédie ndax nag soit mbirum comédie wala grand combat arène nationale parce que ñenn ñi arène nationale la ñu déclaré ndax dañuy nekk ci campagne bi saagante tamante ndëmm ak xeex exact ñenn ñi nag moom mbirum comédie la fecc la ñu fa nekkee ak xumbaay bi mumbaay mi mais am na suñu nga xam ne ni nag wax fa dëgg neex yàlla ñu ngi joxe seen programme bu ñu demee ci askan wi wax leen li doy waar ci Sénégal mooy maanaam li ngay wax nii c'est-à-dire campagne boo ko xoolee sax da ngay ne est-ce que politique yi maanaam ñi ngi joxe ay exemple yoo xam ne ndaw yi nga xam ne ni ñu ngi leen di seetaan est-ce que ñoom li war seen li nga xam ne seen responsabilité mooy maanaam def benn campagne boo xam ne en toute conscience de chose du am saaga du am yenn wax yuy ñaaw parce que kii la rek maanaam xëccante la rek waaye du xëccante boo xam ne dañuy dóorante di waxante lu ñaaw loolu daal moo ñaaw ci li nga xam ne mooy campagne bi saagante bee xasante bee tamante législative yi ci réew mi quotidien nee nañ soo moytul nag askan wi ci boppam du ñu dem voté ji en tout cas loolu la ñuy ragal parce que askan wi peut-être amaguñu la bonne information wala waxaguñu leen lu jar ñoom ñu war a jóg dimanche dem voté ji quel soit alpha lii gën mooy seen benn arme ngeen am mooy seen carte électeur coow li ngeen di gis na tamante dëmm beex saagante bee xasante bi yëpp benn arme la mooy seen carte électeur yéen a mën a changer affaire yi boo leen bëggee assemblée nationale soppeeku yéenay dem voté ji boo leen bëggee maanaam bennoo am majorité yéenay dem voté ji boo leen bëggee opposition bi am majorité yéenay dem voté ji yéen sénégalais yi yéen a yor arme bu baax bi kaddu gu baax gi jaasi bu baax bi mooy seen carte électeur boo leen ko xamee rek boo leen toogee seen kër demu leen voté ji c'est parce que ci boppam xamu leen valeur u carte électeur bi ngeen yor bàyyi leen ci xel bu baax waa bokk gis-gis nag weddi nañu waa ànd sàmm jikko yi ndax nee nañu dañoo bañ signé seen mémorandum ñoom weddi nañu ko ba mu set accueil triomphal pour Sonko et Barth foofee sa Kanel ak Ourossogui le quotidien moom dafa ñëw ci Benno Bokk Yaakaar jëm ci criminalisation bu homosexualité bi maanaam ñi nga xam ne dañoo wax ne dañ bëgg mbirum borom ñaari tur yi ñu daal di koy criminaliser ñoom waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu loolu nekkatul débat ndax président Macky Sall lu mu ci wax ku mu doyul dootoo amati si lu la doy moom ci boppam nee na tant que moo ngi nekk président de la république fii ci réewum Sénégal xel xalaatul ñu ko fiy daganal kon nag keneen ku ko bëgg ko def débat kooku wax fa dëgg neex yàlla da nga bëgg a waxtu rek waaye moom li mu wax moom ku mu doyul amul leneen lu nga xam ne war na laa mën a doy yéenekaay bi waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ni la ñu gisee ci yéenekaay bi di Le Quotidien caravane bu yeewi meeting sous tension ca Matam kon nag Matam nañu teertoo ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko yéenekaay bi dikk na ci ñu jàll ba tey ci li nga xam ne rek moo di l'exclusif campagne électorale en prélude aux législatives campagne électorale baa ngoog mu mel ni kon saltan bu Benno Bokk Yaakaar ndax nag fu mu nekk nii campagne bi ndox mi da cee tuuru ndox mi tuuru na si cere ji en tout cas yéenekaay bi dikk na ci ndax ñu bëri dañoo jàpp ne taw mi ak njombe yi ci am mën na andi ay gàllankoor campagne li nga xam ne moom mooy waa Benno Bokk Yaakaar Parcelles Assainies dafa mel ni dafa buddee Amadou Ba loolu laaj buñ samp la nag bu fekkee nag dañoo bëgg jël Dakar ba noppi Parcelles Assainies wan ginnaaw Amadou Ba ak lu mu nee nañu lu muy peser parce que Amadou Ba apparemment kenn déggatu ko li ñu koy dégg léegi bariwul moom ak Abdoulaye Diouf Sarr en fait moom il n'est pas très politique waaw il n'est pas très politique mais c'est comme ni nga waxee rek il était en dormance mais defe naa dellu si bi ba léegi yeewoogul aca kii nga xam ne nag moom mooy Ousmane Faye mu ngay dànxaafu nee na opposition boo xam ne amul programme opposition boo xam ne lan mooy programme am saaga ak xasante ak tiitalaate ak woote guerre moom Ousmane Faye moom moo ko xamle moom dafa gis ne opposition bi amul li nga xam ne moom mooy programme lu dul loolu moo nekk seen programme ñu jëm ci critique abstention intention de vote ak vote sanction aux législatives fu mu nekk ni scrutin yi def fi ñu jëm ni nag wax fa dëgg neex yàlla muy xeeñ ñeexul benn yoon sa Touba ànd falaat Macky wan nañu ginnaaw waa Benno Bokk Yaakaar Ziguinchor Guy Marius Sagna démb yëkkati dafay kàddu li muy sàkku moo di procureur Ismaïla Diallo mu abale jël ay bagaasam daal di dem Abdou Mbaye nag jëm ci mbënd mi nee na président Macky Sall dafa tële li ma waxoon ci wàllum location bi amu ci solution nee na mbënd mi ci boppam moom it amu ci solution jafe-jafe yi askan wi di jànkonteel Abdoul Mbaye nee na président Macky Sall amu ci solution fonctionnaire milliardaires yi nag Barthélémy Dias si boppam moom waa agent impôt et domaine la joxoñ baaraam fu mu nekk waa DGE waaw ñu jàll ci l'évidence nee na assemblée nationale bi di ñëw de bien boo ñu xam ne ña fay dem
war nañ marquer rupture bi parce que rupture bi nga xam ne chaque année ñu naan chaque législature ñu naan rupture te ña fay nekk arène nationale la ñu koy soppi wala cinéma ñii nga xam ne bu ñu fa demee xeex lañ fay nekk xasante ñii seen i marakis di dem ñii di menacante te puis nee nañu loolu ci boppam moo war a jeex assemblée nationale. ay borom lay tubaab di wax les intermittents du spectacle. moo fa am spectacle rek la ñuy def kase comme grand théâtre assemblée nationale mënoon nañ jël assemblée nationale yóbbu ko. boo ko filmé yóbbu ko ca télé yi booy dinañ ko seetaan te daa ci ree ba comédie show lay ne. waaw comédie show lay ne comme bi daan am seen TV fii parce que assemblée nationale loolu fa am bu ñu nekkee di def plénière ñii ñu ngi nekk seen portable di seetaan seen i mike wala seen i film ñee ngi nekk fee di dàggasante ñenn ñi sax du ñu ñëw. parce que dañ daan gisuñu lu jar ñuy déplacé wu alors que c'est des représentants du peuple. kilifa day matal àlluweem. voilà. kilifa day matal léew dafa dégg wolof de. kilifa dafay matal àlluweem bu ñu la joxee àlluwe da nga ko war a matal lu waay di wuyoo da koy niru. booy yootu mbir ba ñu jox la ko da nga koy matal sëkk ndax assemblée nationale boo fa demee pour représenter peuple bi la te peuple bi fu mu nekk ni boolu jàmbat lu fees del la ñu enu gox boo dem ak seen jàmbat donc yow boo nekkee député gox ba boo fa demee fexeel ba représenté dignement gox ba loolu lañ soxla en tout cas loolu la gis Bougane Gueye Dany moom nee na aajawul ngay nekk candidat pour mën a taxaw askan wi moom du candidat moom nee na à chaque élection tegal nañ ko ndëgg sa rax fexe nañ ba du bokk ci élection yi mais terewul fa mu tegoon tànkam ba léegi fa la ko teg. te am na lu mu jiitu président de la république. moo di bu inondation bi amee. moo fay jiitu président dafa waroon wàcc. waaye da ko jiitu foofu. da koo jiitu. ñoo ngi fàttaliku daaw président Macky Sall dafa wàccee costume cravate defal ba jekk waaye moom Bougane Gueye Dany dafa ñëw xuus si ndox mi. alors moom nee na moom nag moom mooy ambassadeur du sinistre yi. waaw mu rallier ginnaawam ñi nga xam ne dañoo nekk ci inondation bi. te loolu président ko waroon jiitu. moo sa waroon jiitu. waaw comme nag moom jiitu président Bougane Gueye Dany kon jiitu na ko sa. waaw en tout cas Bougane Gueye Dany nee na pour xeex li nga xam ne moom mooy jafe pour jàppale askan wi si seen i jafe-jafe taxaw leen dimbali leen ci soxlawul ngay nekk. candidat dafa am stratégie nag. voilà nee na soxlawul ngay nekk candidat wax fa dëgg neex yàlla alors fee sa Tëngéej nag Mame Gor Diazaka mer na ba futtu nee na président Macky Sall politiciens yi ngay recevoir nii duñ la wax dëgg gi. nee na Tëngéej ci boppam benn feebar la am benn jàngoro mu di ay responsable politique am ñii nga xam ne ñooy responsable politique yi Tëngéej moo tax ñu yet Tëngéej ndax buñ matoon li ñu doon Tëngéej weesu na fi mu toll nii te Tëngéej la mu daan tekki démb nga xam ne ku bëggoon gis dëkk bu rafet ku bëggoon feet wala ku bëggoon dem comme ni ngay demee Almadies ak genre yooyu Tëngéej nga daan dem mais ña fa nekk fu mu nekk nii nee nañ defuñu fa tous lu jar lu nga xam ne nii tey nga leen di recevoir donc Mame Gor Diazaka nee na ñii nga recevoir nii dañ lay nax waxuñu la dëgg may nuyu baax madame Mbaye moom nag fu mu nekk nii madame Mbaye Aline Fall Mar Souleymane Doy ñoo joxonte loxo pour téye Rufisque Ouest ma koy nuyu madame Mbaye délégué de quartier Almadies 2 mu ngoog après ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy travaux bu aéroport bu Saint-Louis président Macky Sall nag félicité na ki nga xam ne moom mooy Alioune Sarr jëwriñ ñu dénk wàllum tourisme ak transport aérien nee na ko liggéey bi nga def am na solo liggéey bi rafet na te puis gis nañ aéroport bu Ndar bi ni nga ci taxawoo liggéey ba mucc naa yëpp te dana suqali gox ba kon nag nee na ko jokkoo njal moom président Macky Sall nee na Alioune Sarr jokkoo njal ba tey sax si la grand place ñoom sama mbokk yi tëngee ci ñoom mu jaxate Moussa bu gàtt ñoom ñoo yor temps yi ki nga xam lii moo xam ne moom mooy grand place dafa ñëw ci Alioune Sarr jëwriñ bu ñu dénk wàllum tourisme moom nag ci conseil des ministres bi jàppale na kon président Macky Sall remercier na ko nee na ko liggéey bi nga def am na solo bu sa ministre yëpp defoon ni yow Sénégal kon dépassé na fi ñu toll nii ndax liggéey bi rafet na Alioune Sarr félicité par le chef de l'État ci conseil des ministres ba jëm ci aéroport bu Saint-Louis 23 milliards lañ ci dugal ci liggéey bu mucc ayib nee na ko nag kon Alioune Sarr jokkoo njal moom Alioune Sarr mu ngay xam ne kon yàggatul dara Ourossogui Matam Cap Skirring Kolda yooyu yàggatul dara daañ fonctionnel kon dana tàmbali kon nag moom Alioune Sarr moo nekkoon staru conseil des ministres ba ndax président Macky Sall daf ko jaajëfal ci liggéey bu am solo bu nga xam ne ni def na ko jëm ci programme de reconstruction des aéroports du Sénégal aéroports du Sénégal ñu daal di koy jagalaat defaraat ko su ko defee nag dana yombal dem beex dikk bi dana gën a dooleel li nga xam ne mooy dëkk dendandoo yi kon nag président Macky Sall daal dina ko si jaajëfal moom Alioune Sarr député Souleymane Ndoye les jeunes pensent qu'ils sont délaissés loolu nag mu ngi ko yëkkatee sa Tëngéej sànq moom laa doon wax Souleymane Ndoye Aline Fall Mar ak ki nga xam ne mooy madame Mbaye bu Ndeye Ndiaye ñoom nag fu mu nekk nii ñu ngi def liggéey bu am solo foofee sa Tëngéej kon nag Yacine
mënumaa jeexal te duma dem ci li nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp ana tribune sport ak sunu gaynde yi sacre bi nga xam ne am nañu ko voilà sànq ma ciy wax Yacine Di Maré mais le vrai journal profession procureur yi en tout cas samp nañu aw laaj nee nañu ndax ñoom ci boppam seen crédibilité la ñuy joué am déet parce que procureur yi dañu gis léegi dañuy génne def déclaration comme bii passé bi wax ne mbir yi nii la tëddee ñu def contre autopsie bi weddi seen i kàddu donc ñu ne ndax ñoom seen i kàddu jaratina dóor sa doom am déet jëm seen crédibilité profession le vrai journal fa la génne yéeni kaay yëpp daanaka ñëw nañ si jëm suñu gayndey football yi ak ndam li ñu am foofee nga xam ne ci CAF Award bi si juróom-ñaar ci ay nomination yaak juróomi cinq premiers Razia la ñu ko Razia lépp sunu gayndey merci jërëjëf jokkoo njal a jaaraama bu ci des jaay ngeen jëf waaw en tout cas siggil ngeen Sénégal jaay ngeen turu Sénégal fu nga xam ne ni masu fa woon yegg lépp nag day gën a jëm kanam incha allah day gën a jëm kanam yu leen Léopold nee na day gën a jëm kanam kon nag sant yàlla na gën a jëm kanam si yeneen discipline également nañ Bamba bi nekk Marseille waaw parce que bii bu kii dugal saa bu mel noonu la Bamba dugal kon bii di ñëw moo koy jël championnat bi waaw bii bu rafet sax même chose presque même chose ça veut dire ne que ginnaaw Sadio Mané am na xale yi ñëw non relève bi kay c'est assuré loolu am na solo relève bi c'est assuré am naa rakk ju mën a football Ablaye Ndiaye relève bi moom mi ngi affirmé wu looy si de man samay rakk dañoo mën a football man maa mënul football oui man Mbaye merci 8h moo jot 3 minutes nañ jaar ci xibaar yi s'il te plaît ay ca la gën a fës bi la jot ay xibaar moo di mouvement national bu policier yi day nekk la retraite fii ci réewum Sénégal ñu ngay fàttali président Macky Sall ay diggéem yi jëm ci application pension retraité yu corps des gardiens de la paix agent de police yi la ñu bëgg nag moo di lu jëm ci camp de garde yeex cité de police yi ñu xaatimal leen ak décret du ñàkk lu ñu wax ne ko ñoom ñoo ko moomal seen bopp ñu àddu it jëmale ci directeur bu ONAS jëm ci taw mi ak ndox mi ak gàllankoor ya mu andi ñoom nag ñeen a jëm ci BRT bi biyee ba bu ñuy joxoñ baaraam nañu joxoñ baaraam entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo sous-traité liggéey bi ñu pàcc bi ñu jagleel assemblée nationale dañ ko waxtaanee tey jii nag tête de liste nationale yi ci boppam lañ leen di wan ndax bëri na ci ay liste yu nga xam ne nii ñii di battre campagne ci terrain bi du ñooñu ñoo nekk ci liste yi du tête de liste yi alors ñan ñooy tête de liste yi bëgg ngeen ko xam xaar leen ñu ci biir xibaar yi tàggat yaram niñ ko waxee Sénégal ca CAF Award Sadio Mané la ñu jox double ba moom moo jël ballon d'or ba kon nag mu di ñaareel bi yoon ak yeneen yu nga xam ne ci ay raaya jot nañu ko foofee ci CAF Award bi dañ seen ndax Pape Mante Mboum li yéene kay xëy fësal ñu ànd Seex Mantulaay ci bundoo yi ngeen taaxir lu ñu xuus si faram fàcce gi ànd Seex Léopold Tamba. Voici Trafic News. Aba Diatta. Oui, Yacine. Aba foo tollu. Voilà, merci beaucoup Yacine yéen ñi nga xam ne nag taamu ngeen fi nga xam moom mooy échangeur bu Grand Médine pour ñu bàyyi ko du côté des Parcelles Assainies pardon bi di rappeler travaux BRT bi ak déviation ak jafe-jafe yi ñu jural dem bëgg dëkk bi jëm foofule su ko defee aussi avenue Thiandoum nag noonu saa xalaat ci à ce niveau rawatina travaux en cours yi ñu ëpp nag Grand Yoff lañ koy jaaree bu ñu ñëw ba passerelle bu Nabil Choucair mën nga jël ak boobu lay jaaree ko commissariat bu Grand Yoff yéen ngi moom point Liberté 6 su ko defee si ñaari sens yëpp ci boobu la passerelle di ngeen patienté ñu progressé tuuti tollee échangeur bu Hann jaaree ko Mariama Niass là-bas aussi des ralentissements vous attendent au niveau de l'échangeur aussi vers la chute des eaux yéex na yéen ñu bàyyi ko aussi xaar yàlla Grand Yoff jaaree ko avenue Fabel Abdel Aziz jëm foofu la aussi di ngeen xaw a taaxirlu su ko defee aussi foofu la jëm chute des eaux am na ay jafe-jafe jëm ki nga xam mooy Castor aussi di ngeen teg seen tànk ci pédale bi su ko defee aussi sur l'autoroute moom yaa c'est la grande affluence tey xaw na ñëw takku mais ñu ngi progressé utali Colobane d'autres dañuy daggee rek Brestel bu HLM mën ngeen jël li nga xam moom mooy corniche bu HLM boobu la utali Colobane wala boog ngeen daggee noonu utali avenue Cheikh Amadou Bamba intersection bu Madiaye Sall ngeen di génne dajeeg ñu bàyyi ko Castor tax na ngeen di bëgg progressé au ralenti utali marché bu HLM Yacine. C'était Trafic News. merci beaucoup Abba. ñu koy door ak l'accident bu metti bi nga xam ne moo am loolee démb la juróom ñoo si ñàkk seen bakken am ñu wax ne sax fukk ñoo si ñàkk seen bakken mi ngi am sa fa tollox lak Tamna commune bu Notto Gouye Diama sa département bu Tivaouane l'accident bi nag démb ci ngoon la benn camion frigorifique moom bëkkanteex benn Njaga Njaay bu ñu wax ne kon dafa yeboon ay soxna yu jëndi woon ay légumes ngir jaayaat ko bilang ba mu ngay gën a diis ñu ngay mujjee wax sax fukk kon nag ñu sa bëri jëlee si ay gaañu du ñàkk daañ si dikkaat suñu yeneen jotaay yu xibaar
ñu waxtaanee mouvement national des policiers à la retraite du Sénégal ñu ngay fàttali njiitu réew mi président Macky Sall ay digéem jëm ci application bu pension retraité yu corps des gardiens de la paix agent de police bi ñoom nag ngir mën a am seen i priorité jëm ci policiers yi nekk à la retraite ñu ngay sàkku ab décret bu nga xam ne moom ci boppam daf koy xaatim leeral yaax Cheikhna Keita président bu mouvement national des policiers yi nekk à la retraite fii ci réewum Sénégal corps bu mu ci manti doon ñu teewlay kàddu ma Cheikh Ahmed Tidiane Seck. xam ni suñu yelleef suñu pension militaire mais nañu ko appliqué Senghor ba léegi ñu ngi xaar statut bu bees bii ñu téye woon ñetti at ñu retraité 55 ans ba léegi 55 ans mu am léegi bërki démb lañ ko yokk ñu mettre ñu